jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu jéggalu bu baax a baax ci yéex door gi xibaar yi mu mel ni dañu koy door rek jàngoro ji di coronavirus mu mel ni nag jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram boobu ak léegi gis ngeen point bi nga xam ne mi ngi koy def ni ki tey ji nag ñu gën a barol li nga xam ne moom moo di waxtu yi docteur Aloyse Walu Diouf nag di directeur bu cabinet dikkaat na ci kaayu yees yi nga xam ne nemmeeku nañ ko fii ci mim réew lu tollook juróom-ñaari cas yu yees la ñu nemmeeku ci juróom fukk ak juróom-ñeenti test yoo xamante ni def nañu ko dañ koy teewlu ci micro Mame Birame Diouf. Ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen yi nga xam ne génn na ci laboratoire bi ci résultat yooyu 59 tests la ñu def juróom-ñaar ñoo ci positif ci biir juróom-ñaar yooyu ñetti cas importé lañ ci am maanaam mooy ñi nga xam ne dañu dugg ci biir réew mi ñu am ñeenti cas contact yoo xam ne suñu équipe yi ñu ngi leen doon suivre malade yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé Dakar Touba ak Ziguinchor seen wërgu yaram mu ngi jëm kanam ci bésu tey 86 cas déclaré nañ leen positif ci 86 cas yooyu 8 juróom-ñett wër nañu ba ñibbi seen kër mu des 78 yoo xam ne ñu ngi encore sous traitement. kaddu yooyu di docteur Aloyse Diouf yëkkati ministère de la santé la bàyyeekoo ba tax na foofee la ñuy desandi fekk fa suñu ndaw Mame Birame Diouf bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi Mame Birame maa ngi lay nuyu. maa ngi lay say Cheikh Diop. gis nga ne ginnaaw booba ak léegi li nga xam ne moom moo di xibaar yi day wëy foofee ginnaaw kàddu yi la lañ mën a jàpp jamono yi. jërëjëf Cheikh di nuyu mbokk téléspectateurs yi niñ ko di defee saa su nekk rek am taxawaay gu mucc ayib mboolem bànqaas ci groupe Futur Média di leen àggee xibaar yu tukkee ci mboolem ndogal mobilisation sensibilisation ngir xeex jàngoro ji di Covid 19. mu am nag comme ni nga ko waxee sànq ngeen déglu docteur Aloyse Diouf muy point quotidien bi ñuy def te ñu door ko changement yooyee tey ndax ba 10 heures jotee ci suba si kol lañ def bu njëkk googee ci kanam tuuti sax 15 heures bu am beneen boo xam ne dinañ ñëw def ko ndax it contexte bee ko laaj évolution kon suivi bi moo ko laaj it Cheikh Diop ni ñu ko waxee ci loolee ak kon juróom fukk ak juróom-ñeent nit ñi nga xam ne ni testé nañu leen juróom-ñaari am ko moo xam ñett ñi nga xam ne ni ay cas importé la 4 suivi 4 contact suivi ak lépp loo xam rek tukkee na ci bilan boobee wuteek nag bu dem bi nga xam ni juróom-benn fukki test lañ defoon moo amoon ci lu toll ci fukk ak ñaar yoo xam ni gisoon nañ ne ay cas positif la waaye li ñu mën a ba tey jàngat ci loolee dersi ci kàddu président Macky Sall démb ba nga xamee yëkkati na jëmale ci askan wi muy li mu wax muy jamono ji amul vaccin amul médicament maanaam garab boo xam ne nii lu ñu homologué la OMS moo xam communauté scientifique bi d'accord ci validé ko ni lii mën naa faj Covid 19 di coronavirus loolu rek day tax kon nit ñi lépp loo xam ne xibaar la bu ñu jëmale ci ñoom ngir ñu mun kaa doxalee jëfee ko topp ko ngir moytu jàngoro ji ñu war cee gën a taxaw donte sax am na yeneen gëstu yoo xam ne jamono ji ñi xam-xam màcc ci mbirum paj ak mbirum garab ak lépp loo xam ne ni tey mooy ñu am loo xam ne ni dina mën a faj jàngoro ji loolee ñu ngi ci di xool waaye desiwaat rek Cheikh ci kaddu président Macky Sall ndax dafa jël yeneen mesures yoo xam ne day ñëw dooleel li fi nekkoon muy rek taxaw prévention efficace ci li nga xam ne mooy Covid 19 bu weesoo geste barrières yi ak yeneen i mesures yu ñuy jël fermeture mosquée yi rassemblement ak yooyu muy état d'urgence ki nga xam ni jël na ko démb muy ndogal gu am solo donte sax ñeneen ñu ngi koy féetale ci mbirum sanitaire ndax jàngoro ji moo tax ñu jël ko waaye loolu rek ñu namm ci nit ñi restriction liberté yi ñu am ni ñu koy tëralee ba dem ak dikk bi duggante beeg lépp mun a wàññeeku ñu ciy xaar comme ni ñu ko waxee sànq ci suba rek yenn ci ay ndogal yoo xam ni kilifa yi dinañ ko jël muy ay arrêté ngir ñi nga xam ne tey ci guddi gi bu ko delee juróom-ñetti waxtu ba ci 6 heures du matin seen liggéey day laaj ñuy war di yëngu di am lu ñuy defee ñu xam exactement fan lañ leen wax ngeen yem fa naka la ñu war a def fan la ñu war a teg seen tànk kon daal Cheikh ci tënk mun nañu jàpp gum loolu di xaar rek yeneen i xibaar yoo xam ne ni dina ñëw ñu mun kaa àggee suñu mbokku téléspectateurs yi.
jërëjëf Mame Birame Diouf dañu lay bàyyi rek nga toppalaat ñu xibaar ya nga xam ne ñoom ñooy bàyyeekoo ci ministère de la santé foofee bu ñu fa jógee dañuy dëkkmal fa nga xam ne moom moo di Tëngéej mu mel ni ñaar ci ay cas yu yees la ñu fa nemmeeku du samay kàddu ki xam ne lu ni mel nag di préfet ba tax muy ñaax askan wi ñu gën a baral seen loxo waaye itam gën a dëppook li nga xam ne rek moom la kër docteur di santaane Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ci gannaaw bañ ko fi nemmeeku lool ba jàngoro ji tàmmalikoo ba léegi Tëngéej nag dalloo ñaari kaam yu jëm ci wàllu jàngoro ji di coronavirus ki ko xamle nag di préfet bu département bi gannaaw réunion boo xam ne bi comité local de lutte contre le Covid-19 amal nañ ko. bi nu xoolee situation bi ci département bi mënoon a wax tey ni fii ci Rufisque am nañu ñaari cas yoo xam ni diagnostiqué nañ leen ñu nekk ay cas yu positif loolu nag lu muy wund mooy fii ci Rufisque war nanoo changer doxalin changer xalaat changer comportement mooy lan fexe ba tegtal yi nga xam ni moom la waa kër docteur tegtal pour ñu aar suñu bopp tegtal yooyu tey képp koo xam ne yaa ngi ci Rufisque nga fexe en tout cas conformé wu ci tegtal yooyu. lu ni mel nag moom moo tax ba autorités yi nag génne li ñuy duppee les gros moyens jaarale ko ci opération de saupoudrage bi nga xam ne bii sous-brigade d'hygiène bu Tëngéej moom moo ko amal. Nous sommes un service de prévention le service d'hygiène mooy comme rek bras armé du ministère de la santé en matière d'hygiène donc ñu ngi xeex soldats yaa ngi nii ñu ngi xeex guddi ak bëccëg comme ni nga ko waxee ni depuis ce matin la ñu jóg te heure bi aussi ñu ngi ci terrain bi demee incha allah dañu ànd ak waa service de commerce xeex loo xam ne la vente des denrées sur la voie alimentaire sur la voie publique concernant le pain. te ñii di autorités yi ak ñii di élu département bi daanaka message bi benn la. mosuma gis docteur ñëw sëriñ toog ne aaye bi lii la docteur ñëw weddi ko kon nag parce que sëriñ bee aayoo aaye kon nag li docteur bi wax bu ko kenn jéem a weddi nañ ko topp ci loolu te xam ne li tax muy wax xam-xam a tax muy wax. ñoom ñëpp nag ñu ñaan lii di askanu Tëngéej ñu dëppoo diñ leen tegtal ci wàllu règle d'hygiène waaye tamit ndogal yi nga xam ne nii njiitu réew mi annoncé na ko. Ousseynou cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi xam ngeen ne jamono yi may wax ak yéen njiitum réew bu Sénégal mi ngi dalal ñenn ci ñu mu seqal langu ko politique bi rawatina rek ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujje gi dalal na ku ci mel ni Idrissa Seck Malick Gakou Ousmane Sonko ba ci sax ki nga xam ne moom moo di Issa Sall bu fekkee dugg na ba noppi ki nga xam ne itam moom moo di Khalifa Sall waxtaan na ak moom bi mu génnee lii la wax ñu dégtal leen ko. Sénégal moo woote àdduna bi yëpp sax la lii dal mais li nga gis comme lecture mooy que ni ñëpp xam nañ ni ànd booloo juboo déggoo mooy lii solution mooy réponse mooy solution ba tax na ñu ñëwoon wuy si ci loolu waxtaan wi ñu waxtaan ak président ci loolu la sukkandiku nan la ñuy fexe ba pandémie bi Sénégal mën ko affronter ba doon affronter ko de manière efficace loolu la ñu waxtaane du li nga wax kilifa na nga génnee ci biti mais li am solo mooy rafetlu nañu mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko yaakaar nañu gëm nañu sax ni ça va dans le bon sens c'est des bonnes mesures et que su ñëpp taxawee juboo déggoo ànd yàlla mën nañ ci may ndam parce que looloo am solo. kaddu yooyu itam di bàyyee ko foofee nga xam ne moom moo di càppale ñu yebal fa suñu beneen ndaw Alhassane Ba lay wuyoo Alhassane bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi lañ mën a tënk ca buntu pale. Cheikh Diop di la nuyu di nuyu mbokk téléspectateur yu télévision Futurs Médias ni nga ko waxee président de la République ci jamono ji moom Serigne Modou Kara Mbacké bu PVD moom lay dalal ci jamono ji mu def nag li nga xamante ni ñi nga xamante ni jiitu nañ ko foofu daanaka defuñu ko mooy ñëw jox président loxo ñu seerewante loxo xam naa moom après xëy na dina expliquer lu waral li ni mel ndax jamono ji nga xamante ni bon ñu ngi ko doon tere wante nag balaa loolu wax nga ko président de la République dalal na ay ñi nga xamante ni ñoo jiite kujje politique bi bokk na ci Idrissa Seck
Ousmane Sonko mi nga xam ne itam moom avant Serigne Modou Kara Mbacké moom moo mujjee wax léegi nii li mu wax nag mooy Cheikh Diop rafetlu na li nga xamante ni président def na ko mooy ñi nga xam ne kujje yi ñu ñëw uyusi ko nee na sax li nga xam ne mooy fond bi nga xam ne jagleel nañ ko mu jëm ci xeex li di coronavirus jàpp na ni fond bu am solo la wante nag dajale ko loolu mooy laaj bi ndax moom jàpp na ni am na loo xamante ni xëy na tey ji nii pour ñu am ko ci ñi nga xam ne ay bailleur lañu ci Sénégal dana doon lu jafe wante nag nee na ñu ngi xaar xëy na ñoom détail bu jëm ci loolu le wante itam rafetlu na li nga xam ne mooy taxawaay wi ndax jàpp na ni moment yu jafe la comme ni ko Idrissa Seck mi nga xam ne moom la président Macky Sall njëkk dalal li mu wax moo di ne rafetlu na li nga xam ne mooy mesures yi mu jël moom président de la République jëm nag ci xeex li di coronavirus wante itam mu ngi massawu ñi nga xam ne ñoo fare ci biti réew nekk fii ci Sénégal nga xam ne ñoom seen koppar ju bëri dañ ko doon dugal fii nga xam ne jamono ji mënuñu sax génn seeni kër nekk na lu jafe si ñoom te rafetlu na président itam dogal bi mu jël ngir jàppale ñooñu nga xam ne ñu ngi fa mu boole leen si budget boobu ñu fas yéene mobiliser mu toll ci 1000 milliards suñu koppar ngir xeex li di coronavirus wante itam ki nga xam ne mooy Khalifa Sall topp ci moom tamit lu mu wax mooy rafetlu na taxawaay wi lépp nañu booloo nekk benn xeex li nga xam ne mooy suñu ennemi ñun ñëpp fàtte nañu lépp li nga xamante ni mooy divergence maanaam féewaloo ci wàllu taxawaay ci wàllum politique ak yeneen wante ñun ñëpp ñu takkoo rek def ko suñu xeex ñun ñëpp mu fexe nag ba jóge fii moom coronavirus ci loolu nag Khalifa Sall rafet mu ngi sax massawu ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi fare ci biti réew wante itam massawu na ñi nga xam ne ñoo fare ci prison yi Cheikh Diop ñooñu itam buñ leen fàtte ci li nga xam ne mooy mesures yi wante itam jàppale rafetlu na tamit li nga xam ne mooy képp ku ci nekk ci sénégalais li nga xam ne mooy sa taxawaay ak ñi nga xam ne yaa ngi ko fas yéene gunge nguur gi ngir ñu xeex loolu le moom mi nga xam ne Khalifa Sall bu mu jógee nag moom Sonko moo ñëw ñu ngi xaar ginnaaw bu Serigne Modou Kara Mbacké génnee audience bi nga xam ne jamono ji mu ngi koy amal ca salon présidentiel bu palais de la République bu pare nag moom professeur Issa Sall moo war a ñëw bu 13h30 jotee moom itam mu fexe ba xamante ni mooy audience bu ñuy jagleel kilifa yi nga xam ne ñu fare ci kujje gi ñu moom tamit mu def ko buñ fi pare nag dañ koy dakkal ba ci ngoon bu jotee nag am na ay yeneen sëriñ am na yeneen kilifa yi nga xamante ni danañ teew Cheikh Diop bokk na ci Serigne Mansour Sy Djamil wante itam Pape Diop ay Aïda Mbodj Mamadou Diop Decroix Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom Tafsir Thioye ak Doudou Wade ak Cheikh Mbacké Bara Dolly ñoom dinañ ñëw teewal moom président Abdoulaye Wade nga xam ne moom du mën a def déplacement bi wante itam Cheikh Bamba Dièye dana teew Mokhtar Souran Landing Savané ba jàpp nañ sax moom président fekkee ma ci boole Youssou Ndour moom itam nee nañu ñu ngi koy xaar ci palais présidentiel loolu nekk programme bi Cheikh ñu ngi xaarandi nag ci ngoon itam ñu xool déclaration yi nga xam ne dana tukkee ci kilifa yooyu la. ba li mu wund li mu tënk bokk na ci rek bile xeex lépp ñëpp la ba ku nekk ci askan wi war cee mën a sopp sab loxo xam ngeen ne njombe yi nga xam ne bile feebar mi ngi koy def loolee itam tax na njiitum réew bu Sénégal jàkkaarloo woon ak yéen ni ki démb daal di jël yenn ci ay dogal yoo xamante ni Daniel Diouf daal dañ koy faram-fàccee ngir rek ngeen gën koo undu ñu seetaan. ci ndorteelu ay kàddoom njiitu réew mi fàttali na tolluwaayu bii lay jàngoro. ñu duppee coronavirus ci àdduna ak ci mim réew lim bi àgg ci téeméer ak ñeent fukki réew yu feebar bi laal président Macky Sall ni toll nañu ci limu juróom-ñaar fukk ak benn way tawat yu ñuy faj ci Sénégal moo am it junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak benn nit yu ñuy saytu seen wér-gu-yaram ci réew mi doomu jàngoro bii di wéy ba tax na ñu war a gën a taral xeex wi ngir wàññi doole yi noon bile àdduna yépp bokk njiitu réew mi ne toll nañu ci waxtu njàqare ndéem suñu réew moo ngi jonkonteel ak lu ko mën a gaañ suñu moyul li ne tax ba ni ko yoon mayee moom président de la république décrété état d'urgence ñeel réew mi yépp bu ba jegee itam même bu doon naam nit ñi dinañ dox soxla yi ñu war a dem marché ñu war a daan seen doole waaye ñu def ko ci anam bu nga xam ne daje bu ëpp bi ak maanaam rassemblement yu bari yi loolu mooy li nga xam ne moo ñu mën a fagal. muy ab dogal boo xam ne day tëral wala sax aaye dem beeg dikk bi ñeel nit ñi ak ndaamar yi waaye it lépp luy mbooloo ak xumbute ci mbedd yi
ba ci sax tëj yenn bërëbu réunion yi. ci yile dogal njiitu réew mi yokk ci li ñu naan couvre-feu maanaam dale ko juróom-ñetti waxtu ci guddi ba ci juróom-benn waxtu ci ëllëg sa gannaaw ñi mënta ñàkk kenn amul droit génn sa kër bu weesoo ñañu ko may ci wàllu transport diggante diwaan yi. président Macky Sall ni coronavirus ci lu wóor dana am lu muy gàllankoor ci koom gi ba tax na moom njiitu réew mi mu fas yéene dimbali entreprise yi ak njaboot yi ci noonu mu nar a taxawal ab gafaka gu mu duppee fonds de solidarité bu junniy milliards ci francs CFA koppar yooyee ñu naat cee wàllu entreprise yi kër yi ak diaspora bi dañ taxawal it ab enveloppe juróom fukki milliards yu ñeel njëndum dund. lu mel ni ceeb wala dëwlin ak suukar ci meew jàppale ko askan wi ci jamono ji ñu nekk loo xam ne dinañ ko tàmbali fii ak semaine bi di ñëw mu nekk action bu gaaw boo xam ne dina law ci biir Sénégal. entreprise yi 200 milliards ci francs CFA ci payum lempo ñu nar leen ko jéggal ñi gën a lorule ci crise bi nag comme secteur yi di hôtellerie restauration transport culture ba ci presse bi sax daan leen baaxee ay ndimbal ñoom it. ñu bare am nañu tolof ci seeni activité donc fonds boobu li tax mu jóg mooy mu jàppale koom-koomu réew mi jàppale secteur yooyu la. ngeen gis ko ci boobule élément njiitum réew bu Sénégal daal di woote ab état d'urgence lan mooy état d'urgence loole lépp ci tënk Ibou Diouf moom moo ñu koy xamal. ci kaddu yi njiitu réew mi Macky Sall yëkkati démb li ci gën a fës di état d'urgence loolee nag ñu yëkkati ko parce que yéen a yokk ci li nga xam ne loolu la ñu sumb ngir jële fii lii di coronavirus ngir xam li mu wundu di état d'urgence ñëwaat ci li ñu duppee loi 69/29 bu 29 avril atum 69 ñu ñëwaat rek ci cas d'urgence yi nga xam ne rek nguur yi danañ ko faral di jël ngir lépp loo xam ne wàllu jëflante dem beeg dikk ñu mën ci teg loxo. ñu ne nag liñ ci jublu waanaam indi kaaraange wala sax ci jamono ji nga xam ne dafa méngoog li ñu duppee balaa bii di coronavirus ñu mën ci taxaw bu baax a baax dakkal li ñu duppee propagation bi loolu tamit ñu ne ngir mu mën a am rek faw ñu tere li nga xam ne mooy ndaje yi yenn réunion yi ak itam dem beeg dikk bi mu wàññi ko bu baax a baax ci état d'urgence boobu sax xaatim nañ ko jaarale ko ci li ñu duppee article 58 bu constitution ñu ne ci alinéa premier chef de l'État moom loo am dogal li nga xam ne rek noonu la administration doxee mu fas ko yéene jaarale ko ca nam ko sóobe ñu ne nag dinañ fexe ba képp koo xam ne rek da nga yore woto ñu dakkal dem beeg dikk bi wala sax lu am loo xam ne rek dinañ ko def ngir lu mënul ñàkk nu def ko ci article 2 ba ñu ne nag képp koo xam ne da nga jéem a salfaañi yoon boo moyul dinañ dal sa kaw ñu ne nag loolu sax moo tax ñu tere li ñu duppee cortège défilé manifestation ci kaw mbedd mi wala si yenn bërëb yi ñu ne nag képp ku ñu jàpp ne rek disposition yu ñu jël da nga ko bëgg a salfaañe boo moytuwul dañ lay assigner à résidence fii ci Sénégal nag ñu ne amal nañ ko ñetti yoon ci suñu taarix atum 1969 ak président Léopold Sédar Senghor atum 88 ak président Abdou Diouf gannaaw ñaar fukki at ñu amaat ko njiitu réew Macky Sall mu yemook atum ren ji ak li ñu duppee coronavirus ñu ne nag képp koo xam ne rek ci jamonoy état d'urgence mi saxawu ko ba muy tuul bu dee ab dawalkat nga sa woto boobee mën nañ ko yóbbu fourrière wala sax ab dawalkat boo xam ne rek dafa bañ ñu contrôler ko loolu tamit yoon mën na dal sa kaw ci article 8 bi moom autorité administrative yi mën na tere li nga xam ne rek mooy aéronef gaal wala bateau ñuy dox ñu leen soobe ci article 21 ñëwaat ci infraction yi ñu ne nag képp ku dëppwul ak li yoon wax ba moyul rek dinañ dal sa kaw jaarale ko ñaari weeru kaso ba ñaari at ak amende bu ñuy xayma 20 000 jàpp 500 000 francs bés bi nga xam ne rek loole lañ war a dakkal lii di état d'urgence njiitu réew mi Macky Sall moo koy fësal ñuy fàttali taskatu xibaar yi ne article 10 alinéa 2 bu constitution bi day ñëwaat ci li nga xam ne rek mooy loi relative boobee ci jamonoy état d'urgence am nañu maqaam saytu seeni liggéey xool la ca jub ak lañ ca war a gàgganti.
bu Juuf la ca jub ak la ñu cay gàgganti ca boobule état d'urgence daal nay tax daañu ca tëj ràpp li nga xam ne moom moo di autoroute Ila Touba AIBD Mbour jàpp Thiès bu 20h jotee jàpp li nga xam ne rek moom moo di 6h ñu fàttali leen itam ci boobule état d'urgence tax na waaye takk der ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Thiès daal di jàpp yenn ci ay borom ndaamaar li ñu xamle bokk na ci rek respecté wuñu benn yoon état d'urgence bi nga xam ne njiitum réew bu Sénégal moo ngi koy woote bu ñu ci noppee ñu jubal foofee nga xam ne moom moo di ca Sikicoor ginnaaw nag kàddu yi nga xam ne njiitum réew bu Sénégal yëkkati na ko ñenn ca ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fa yeewoo ak itam maire ba di Abdoulaye Baldé di rafet lu ni mel tey rek sàkku ci njiitu réew bi ñu daal di ci toftal yeneen ngir rek feebar bi le doon loo xamante ni dañ koy moyu fii ci réew bu Sénégal loolee lépp Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ci tënk. jaraaf bu Ziguinchor wax fii jàngat bi mu def gannaaw bu mu seetaanee discours à la nation bu njiitu réew mi Macky Sall. dama naa mu ngi koy gisee Sénégal peut-être ñaar la ak ñett mais weesul ci ay circonstances yoo xam ne ay circonstances yu grave la te bii aussi circonstance bu grave la donc loolu mooy que dañu nekk ci situation exceptionnelle nit ñi nañu xam ne kii lu grave la parce que feebar bi mi ngi law fu ne te lu xejul ci dëkk yi mag a mag yi nga xam ne mu leen di daaneel mu ngi rey ay nit ñu bare defe naa loolu mënul en tout cas ñun peut-être benn voyage ñu def. Abdoulaye Baldé di rafetlu it mesure d'accompagnement yu chef de l'État Macky Sall jël. oui fonds yi d'abord ci beneen ci seen ay secteurs yu bare d'abord pour soutenir entreprise yi la wax nañu aussi dina am 50 milliards yoo xam ne daf koy jagleel alimentation soutien aux familles soutien aux ménages je pense que loolu am solo la ça veut dire que xam na ni que. mesures yi peut-être yoo xam ne ministres yi dinañ ko jëlee seen bopp peut-être koy permettre ñeneen ñi ñun toog seen kër. ni ki Abdoulaye Baldé citoyen bii daal dina rafetlu mesure du chef de l'État jël waaye mu yokk ci ni Macky Sall war na cee mën a yokk yeneen mesures yu bees ngir mën a gën a jàmmarloo ak coronavirus. combat bi bu ñu ci soobee dinañu ko réussir mais nag état bi mooy war a njëkk a commencer par Macky Sall mu dissoudre mairie yoo xam ne seen mandat jeex na mu arrêté ko président mu defee loolu ba noppi. wàññi lii mu gouvernement bi mu dissoudre haut conseil mu dissoudre conseil économique social et environnemental parce que tollu nañ foo nga xam ne caaxaan jeex na. Abdoulaye Baldé it am yenn ci ay mbébét ngir mën a gën a xeex jàngoro ji di coronavirus. parce que jafe-jafe am na wax naa ko fii léegi ñun si suñu problème Ziguinchor mooy prélèvement yi bu ñu ko defee day def 48 heures balaa ñu am résultat yi donc laaj na ñu am fii au niveau de Ziguinchor une unité de prélèvement boo xam ne mobile. boo xam ne daf ñu permettre ñu prélever fii def fi analyse yi comme ça ñu mën a am suñu ay résultats ñu gën a gaawee. daanaka sax Abdoulaye Baldé jëloon na ay ndogal yu bëri ci commune bu muy jiitee ñu gën cee lañ ne tëj lépp luy marché ca commune bu Ziguinchor ca juróomi waxtu ci ngoon bés bu yàlla sàkk. ci Sikicoor la ñuy desandi ba tey ngir xeex bile jàngoro di coronavirus wala bokk Covid 19 loolee tax na askan wa daal di teg ab comité régional ki nga xam ne nag moom moo di gouverneur ba moom moo ko daal di jiite bokk na ci li mu wax daal nay soxla lu tollook juróom fukki million ci suñu ay koppar naka noonu itam muy woo ñi nga xam ne ay way defal yàlla lañu ngir rek ñu ànd ak moom daal di xeex bile jàngoro dañuy teewlu ay kàddoom Boubacar Diassi moom moo ko taataan. ñun dañu anticiper woon bi ñu commencé tudd virus bi la ñu def benn plan de riposte budgétisé ko à hauteur de 50 millions ñu ne bu ñu amee 50 millions action yu bëri bu ñu ko defee mën nañu fexe ba virus bi du dugg wala bu duggee itam du law bu bëri. monsieur Seydou Sané indi comité régional ci turu Casa Sport pour jàppale comité régional bi ci xeex bi nga xamante ne moo ngi koy xeex coronavirus bi ndimbal boobu toll ci 1 million de francs CFA mu jagleel ko xeex bi noonu la parce que virus bi xamul sportif xamul keneen xamul leneen ñu ngi gërëm Doudou Ka bi nga xamante ne mooy l'administrateur général du FONGIP joxe na 50 cartons de gel alcoolique pour jàppale aussi comité régional bi ci xeex bi nga xamante ni moom la nekk di xeex coronavirus bi plan d'action boobu état bi am na moyens yu ñu joxe ci xaalis ak ci moyen matériel pour que plan d'action boobu ñu déroulé ko mais am na ñu yaakaar tey gën nañu am yaakaar bi nga xamante ne mobilisation communautaire bi moo ngi commencé développé wu moo ngi commencé jóg.
bile feebar mbokk yi xam ngeen ne bàyyiwul buur bàyyiwul ba dool ba tax rek daal dinay faat ki nga xam ne ab waykat la woon ca foofee nga xam ne moom moo di ca Cameroun waykat bi di Manu Dibango daal dinay faatu ginnaaw feebar bile ba mu ko tëralee ay fan feebar bi di coronavirus wala boog Covid 19 mbokk yi lii daal di buur yi la jotaayu xibaar ñu leen jox dig daje ci suñu ay édition spéciale ak itam li nga xam ne donc. dañu koy def ngir rek daal di leen di baaxee ki nga xam ne moom moo di Serigne Modou Kara laataa ñuy tëj ma nga ca palais dañuy teewlu li nga xam ne moom moo di ay kàddoom. Les échanges que vous avez eus avec le chef de l'État dans ce cadre-là précisément. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Donc cette maladie, c'est la volonté divine. Chaque volonté divine passe par l'invisible ou personne visible, l'individu. Bien entendu, depuis Chine, que cette coronavirus déclenche, c'est depuis là-bas, est propagé un peu partout dans le monde jusqu'ici. Mais j'ai bien dit au président de la République du Sénégal, on doit rassurer les Sénégalais. Pourquoi? Parce que on a un homme de Dieu qui se trouve nulle part sur la planète, qui est notre sauveur ici-bas et dans l'au-delà. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui a été exilé par les colons de l'époque. Il a bien dit que Munna alayya bi hulumil asfiya wa bi kitabati kulla dashfiya. Donc c'est-à-dire, faut pas qu'on minimise le remède. Le remède. Si on voit un serpent là-bas dans les Niayes qui morde quelqu'un, un individu vient de faire comme ce qu'on appelle l'ougou, en répétant des mots sans voir un médecin. Donc il nous faut ça aussi. Mais comme l'État, c'est l'État, le chef de l'État et le chef de l'État avec ses directives, nous demandons aux citoyens, surtout les jeunes, de respecter la parole du chef de l'État et son orientation, parce qu'on a vu le khalife et tous les khalifes même, Serigne Mountakha, qui a bien joué son rôle en tant que guide spirituel, en tant que chef suprême spirituel, et les autres khalifes. Donc tout le monde vient de respecter la décision de l'État par la voix de notre chef, qui est le président Macky Sall. Donc nous, on peut rien faire d'autre que ça. En tout cas, tout le monde, Inch'Allah, surtout la famille de Seydina Ousmane, qui est mon père, et les disciples et les autres disciples, tout le monde va. On est des citoyens, on est des républicains. Donc il faut qu'on soit respecté les directives de l'État par la parole du chef. sëñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo jox la sa wàccuwaay gis nañu démb njiitu réew mi jàmmarloog askan wi. annoncé itam ay mesures tey mu jël dogal dalal leen waxtaan ak yéen ngir ñëpp booloo ànd doon benn ngir xeex feebar bi di coronavirus ban jàngat nga mën a am ci jéego yi nga xam ne njiitu réew mi teg na ko ba ci di leen dalal tey. waaw ngeen baal ma bala may tontu foofu ngeen baal ma nasaraan yi xam nga loo jàngul di ko làqar ci moom chef d'état bi moom pour ma wax ci moom sax day xaw a jafe ndax ne war naa bu ma ñëwee moom damay audience bi dama koy xàjjale 7 minutes yu njëkk yi nekk xuloo waaye comme daf ma dominé
moom ma wax ci moom du porté ndax je l'aime beaucoup wane naa ko nu ne waaye ba ma duggee li ma ko njëkk a wax rek mooy da ngay am ndam nee naa ko itam feebar bi fii du fi avancé Sénégal na sa xel dal du avancé waaw loolu sama conviction la donc li nga xamante ne bii parce que moom mi ngi ci continuité am rek waaw président Macky ku ko xam moom daanaka lu man di xew itam même comportement même attitude xanaa ay ajoutement dina ci am ay yooyu rek yu muy yokk mais lu man di xew itam moom waaw mi ngay ko dalam mi ngay expérience am mi ngay ko njàmbaaram mi ngay ji itam bëgg askan wi surtout stress bi nga xamante ne bii mooy xew waaw loolu dinaa ci profiter wax Sénégal yi nit fal yatawakkalil mu'minuuna alallah nit dafa war a ñeme ragal baaxul waaye bu ma nuyoo kii mbaa bu kii sëqatee man bi ma avant may génn damaa ñaan ku tedd ki ne ko bu ma fa sëqat ndax sëqat day bette te boo sëqatee maa nga kii ñu ne mu ngoog donc nit dafa war a ñeme waaw faw fal yatawakkalil mu'minuuna alallah te dee kenn mënu koo daw waaw wala kuntum fi burujin mushayyada kenn mënu ko daw Macky moom dañu koy ñaanal rek dëgg la sax Serigne Sang koy ñaanal waaye man nag maa ciy raw ndax maa demoon ba Thiès jàpp ci loxoom yëkkati ko waaw maanaam dama doon koo xamante ne bii man du ma defantu du ma jàppantu. waaw bokk na ci li ñuy xaarandi ci yéen jamono ji muy sensibilisation ñeel naka la ñuy def ba sàmmonte ak charte yi nga xam ni nguur gi mu ngi koy jël maanaam respecté geste li ñuy wax geste barrière ci foofee ban sensibilisation ban appel ngay lancé ñi nga xam ni tey ñoo nekk sa ginnaaw. ñoo may déglu waaw mooy respecté ko rek mooy respecté boo nekkee citoyen kay nekk républicain am état am sa chef d'état état bi am lu mu dogal ci ndigalu chef d'état bi citoyen bi ak républicain bi kay lu mënoo waroo def lenn lu dul respecté ko loolu moom man nag dafa am beneen façon bu may wax ak sama njaboot ndax sama njaboot dafa bari ñoo xam ni dafa bari ay daanukat li ñuy tudde daanukat waaw moom beneen façon laay wax ak ñoom mais fii li may wax rek pour tout le monde mooy un citoyen moom dafa war a respecter dogalub état kooku moom leneen na may waxee ñoom nag ñoom ba maa ko xam. jërëjëf sëñ bi jërëjëf Issa Thioro Gueye mu doonoon donc Serigne Modou Kara Mbacké. bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme ni ki tey jii ci ngoon nag daañu amal comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk ab plateau spécial ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Cissé dina dalal maître Moussa Diop bu Dakar Dem Dikk ak itam ki nga xam ne moom moo di Babacar Gaye sant leen gërëm leen wéy leen di des ak suñu ay programme ñu wéy di tam di leen sensibiliser ci jàngoro ji di coronavirus wala boog Covid 19 jërë ngeen jëf.